le chef de la nation bi ñëw Macky Sall ngay ñëw président ngay ñëw le chef de la nation ay président la ilaha illallah Macky Sall président ngay ñëw le chef suprême des armées kookoy Macky Sall le président son excellence Macky jóg na ñooy daal ma toj mbay ji réew président jóg na Macky Sall jóg le chef de la nation asalaamaaleykum mbokki patriote yi gars yi ñu ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp bon di ñaanal ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di am lu ma metti nag quoi dëgg yàlla mooy Sénégal lu bëri nit ñi duñ ci nangoo wax wala suñ ciy wax tamit dañ koy prendre avec des pincettes tey dama bëgg a wax ci visitu Macky Sall Touba. dañuy commencer par l'historique même te li nga xam ni xew na avant ak après ak en cours Macky dafa dem Touba dafa jaar Touba yàggul ça fait même pas je crois que ça fait juste mooy tournée bi juste 3 mois je pense bu mu rombee Touba population yëpp yuuxoo la moo tax ñu yuuxoo ko parce que dem nañ ba xam ni kii kat gëmu leen parce que tey nga yor pouvoir yor renseignements généraux lu nekk nga bëgg ko def ci dëkk boobu maanaam lu nekk nga bëgg ko xoole jëndee waa dëkk boobu loolu mënu leen yëngal nga gis mu romb lu bëri di ko yuuxoo image yaay foofu image yaay en fait Macky Sall bi mu war a ñëwaatee wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ay murit lañ ak même soo dul murit sax muy kilifa bu mu mën doon loolu laa wax parce que man dama jàpp ni man xalifa général des Tidianes fu ma joxoon ndigal boobu man dama ciy bokk parce que même su ma dul Tidiane mais jullit laa et ku mu xalif bu mu mënti doon kilifa laa koy def ñu joxe ndigal ne Macky Sall dafi war a ñëw te bëgguñu gis benn xeetu xumb-xumb bëgguñu gis lenn loo xam ni sabotage wala lenn loo xam ni day nuroog meeting wala day nuroog ab politique waaye nit ñi ne waaw loolu nañ ko jëfee képp koo xam patriote na képp koo xam ni sénégalais nga képp koo xam ni maanaam murit da ngay joxe ndigal nga jëfee ko waaye li ci metti mooy bi ñu joxee ndigal boobu nanga te ndigal boobu ça s'appliquait pas à tous les maanaam à toutes les parties par toutes les parties maanaam ndigal boobu kon nakate mooy pour man ça visait que Macky Sall être dans sa zone de confort maanaam
Macky Sall confortable mu ñëw nit ñi kenn du ko wax dara ay nitam yor ay kii def ay xumb-xumb yuuxu tàcc ko accueillir ko te pourtant xalif yi dakaa tere woon nga gis image yi waaye dama jàpp ni suñu dignitaires yi maanaam suñu dignitaires spirituels yi maanaam suñu sëriñ yi renseignement bi ñu am ba xam ne Macky Sall su ñëwee kat nit ñi dañ ko yuuxoo kon damay gëm ni ñoom am nay renseignement li xew ci dëkk bi yëpp maanaam dama doon xaar ñoom ñu wax ci bëggoon naa dégg ñu wax ci cérémonie boobu biñ ko sëñ Bass Abdou Khadre accueillir bëggoon naa kat ñu wax ci ne dund bi la moo tax mu cher dëkk bi la moo tax nit ñi di manifester ñu leen di dóor la moo tax jaay doole bi demee noonu la moo tax nit ñi sonn la moo tax mbënd mi population yi ba léegi gouvernement bi amu ci benn solution y a beaucoup de questions légitimes yoo xam ni ñun dañ doon xaar ñi nga xam ni wax dëgg yàlla ñoo ñu jox ndigal ñu jëfee ko avec beaucoup de respect on a appliqué catholiquement religieusement li nga xam ni jox nañ ko ñu def ko kon ñun suñu jaan wàcc na mais en contrepartie ñun qu'est-ce qu'on a gagné de ça lan lañ gagné ci ñu jox ñu ndigal ñu jëfee ko pour man loolu li mu doon viser rek mooy wax dëgg yàlla Macky Sall ñëw Touba confortablement ay nitam meeting fa ay géwël jël kii mel ni xew lañ nekk laa mel ni xew lañ nekk géwël yi ku nekk jël nii di yuuxu maa kii yow affaire bi mais lépp li nga xam ni xalif bi tere woon na ko taalibe yi Macky Sall ak ñi mu àndal def nañ ko te dara fekk leen ci te dara du leen ci fekk tey stratégie Macky Sall mooy que mu def tout que nos foyers religieux di joxe ni ay ndigal ñun ñu koy appliquer moom qu'il soit dans sa zone de confort tey est-ce que dañuy continuer di dund que lépp lu am ñu jox ñu nañu ni defee leen nii ñu toog respecté loolu tey dama leen di wax ñi ngi dem say élection locale je vous dis exactement ce qui va se passer je vous le dis au niveau de Touba il y aura une fraude en masse parce que déggu leen li ma leen wax bu baax ok le gouvernement a beaucoup travaillé sur ça la stratégie à tenir pour gagner Touba. Et ce serait des fraudes massives en amont et en aval. Nit ñi nañ ko xam ce serait day flagrant tellement fraude yi ci élection locale au niveau de Touba gars yi pare nañ naa la wax pare nañ technique boo xam ne loo xam ne toog nañ ba tënk ko te biñ suñ koy def nit ñi dinañ xam ne ñii ñi ngi def lii jaay doole te bu nit ñi xamee ko ba war a génn ba war a ñaxtu ba war a def lu légitime loo xam ne nit ñi fi lañ ko war a xeexee parce que nag gouvernement lenn rek moo koy fléchir loo nit ñi jàmmarloog ñoom waaye bu boobaa y aura une intervention spirituelle comme niñ koy waxee entre guillemets maanaam bu boobaa dinañu joxaat ndigal ne na ngeen yaru na ngeen dal na ngeen doon taalibe bu kenn yëngu mag ñu def ñoom ay seen fraude ñu sàcc seen élection ñu joxaat ñu ndigal ñu dem toog suñu ruq est-ce qu'on doit continuer à vivre ça parce que nag su fekkee yéen a ngi am xel wala yéen a ngi xalaat li am nii dañ ci war a caaj dañoo jox ndigal ñëpp Macky Sall il a piétiné seen ndigal pour man loolu la c'est de ça qu'il s'agit nit ñi teeru ko ay dignitaires yi nga xam ne ay kilifa lañ biir Touba ils ont tout organisé pour ñu accueillir Macky Sall ñu def seen un meeting déguisé qui a porté le nom d'inauguration d'un hôpital
fépp kër diine yi mu tën ñëpp gars yi dañ koy teer yuuxoo léegi diggante 3 mois ak léegi la moo changé ci population Touba Macky Sall romboon fi di dem waxuma sax romboon fi di dem rek gars yi préparé ko yuuxoo ko ba mu génn Mbàkke ba ngaabu dañ ko doon yuuxoo li changé xam nga mooy lan dañoo jot ndigal boo xam ni noflaayu Macky Sall lay doon maanaam Macky Sall moo ciy gagné c'est-à-dire que sénégalais bu ñu wax li leen metti beneen bi Macky Sall toog ne li mu def Touba kenn defu ko ci gis nga en tant que suñu njiit yi ñi ngi def comparaison à laquelle def na lu xaw a ëpp lu koy def problème day am parce que ñoom il n'essaie pas de résoudre les problèmes mais il essaie de faire un peu plus que l'autre avait fait maanaam essayé wuñu saafara suñuy problème ñoom li ñuy essayé mooy essayer def lu tuuti li Ablaye Wade def mu teg ci tuuti rek avec des chiffres fallacieux et biaisés gars yi dama ni difficulté bi nit ñi di dund tey Sénégalais yi di ko dund ñu koy dund au quotidien ku nekk xam nañ tey vivre au jour le jour suñu quotidien ni muy mettee ku mu mënti doon muy man muy keneen parce que ku nekk xam na ne yor kër dafa metti même su fekkee mettiwul ci man wala mettiwul ci keneen mais population bi ñuy dund metti na tey képp koo xam ne tey politicien nga wala nga doon koo xam ne yaakaar nga ne ah yor sa affaire baax na yor nga tuuti xaalis yaa ngi liggéey sa liggéey yor nga sa entreprise di liggéey dëkk bi ne nit ñi liggéey waaye képp koo xam ne xoolal famille boo mënti gis Sénégal nga gis ci koo xam ne yàlla dimbal na ko mu yor yéegal niveau de vie nga xool ay raxam ay magam ay jarbaatam ay loolu ñëpp misère la ñuy dund te chaque mois dina ko xam parce que ñoom dinañ dem ca wala ñu koy woon naan ko dafa metti kër gi dara nekk ci c'est de ça qu'il s'agit en fait léegi est-ce que dañoo war a continuer di dund loolu est-ce que dañoo war a continuer suñuy sëriñ di ñu jox ay ndigal yoo xam ne wax dëgg yàlla ñii nga xam ne ñooñu noot ñooñu teree wax li ñu xalaat ñoom lay profiter est-ce que da ngeen dégg wax dëgg yàlla ñu ne ñoom ñu wax ci vie bu cher bi kon gars yi li ngay ko est-ce que da nga dégg ñu wax ci ku feebar doo faju waaw ñu teg hôpital Touba baax na waaye nag hôpital yi li fi am Sénégal kenn mënu la ko décrire hôpital yi amul ndox hôpital yi courant bi du coupé hôpital yoo xam ni salte na salte boo xam ni dafa jéggi dayoo hôpital yoo xam ni soo ñëwee soo amul xaalis bu bëri da ngay dee ku feebar tu es livré à toi-même est-ce que waruñu woon wax loolu est-ce que ñoom ni ñu def suñu sëriñ yi ni ñu def ba xam ni Macky Sall dañ koy waaj a yuux am ci information est-ce que kon waruñu remettre en question liñ naan suñu sëriñ yu bëri yëguñu ko kon saa di ko yëg nañ lépp kon ci laaloon sa doom comme ni ñu def Guy Marius Sagna def ko Abdou Karim Gueye def ko ñeneen jàpp leen duma leen lem leen gaañ leen toj seeni téléphone sànni leen ci àll bi kuñ ko defoon sa doom scandale temps yii Touba amoon na benn problème benn sëriñ boo xam ne dañ ko fekk këram rek policiers yi jaawale ko dóor ko mais scandale la pendant presque un mois on nous a pompé leen sur ce fait divers kon gars yi gis nga nit ku nekk li ngay yóbbu sa kër yaa koy liggéeyal sa bopp sëriñ du la fa fekk di la jox dépense say doom suñu yow naan la papa dama xiif amoo loo jëndee mburu du sëriñ bi moo la koy jox ru añ si jotee ngay xool nit ñi yeneen kër yi añ di xeeñ sa waa kër soom bi ngay mujjee togg kenn du ñëw fekk la fa tibbal la say doom su feebaree yaa leen faj soo feebaree yaa leen faj du sëriñ moo la koy jox soo amee problème ak gis ñu lay tëj jaay la doole du sëriñ mooy intervenir waaye nag wax dëgg yàlla s'il s'agit de Macky Sall ñu pousse ñu en quarantaine pousse ñu pour ñu toog ne nemm bañ a wax lenn ñoom pendant ce temps loolu ñu ñuy tere ñoom ñu ngi koy def kon tey nañ leen xalaataat remettre en question comme li may wax rek il faut que ñu dissocier deux choses
maanaam suñu côté diine ak suñu vie de tous les jours li nga xam ne ñun la ak gouvernement loolu ñun la ay gouvernement dañu war a respecter ñoom dañ leen war a respecter ñoom dañu war a jox par force li nga xam ne suñu sëriñ la loolu à part la sëñ Moustapha Sall dafa mus a wax lu am solo mu ne da ngay am sa taalibe mu nekk Sénégal di liggéey di la jox wërsëgam mu la ciy jox yàlla dimbali ko mu góorgóorlu ba dem tukki tugal chaque weer mu yónnee la dara ci li muy fayee ko yàlla dimbali ko ba mu dagg ba mu war a ñëw seet njabootam mu ñëw Sénégal dem ziar la jox la addiya mu vacance ba pare dellu yow nga dagg billet toppaat ko moo waral voyage bi yenn sëriñ yi di voyage toppaat ko pour jël li mu dese Moussa Sall nee na loolu nag du xel kon gars yi Sénégal li fi am métti léegi nag dañ ci am jàngat li ma waxaat laay ñëwaat comme jox nañ ñu ndigal ñu jëfee ko Macky Sall ak ñi mu àndal meeting maanaam xumb bu ñu tere woon Touba ba démb ak bërki démb xumb yooyu Macky Sall def na ko sax dara du ko ci fekk kon à l'avenir nañ leen xoolaat ñu dissocier ñaar que àdduna bi Sénégal ñun rek ñoo ko mën a lijjanti suñu bopp problème yi ñu am du gouvernement mooy ñëw di ñu si jàppale du benn sëriñ mooy ñëw di ñu si jàppale gisagoo kenn ku am problème woo sëriñ ñëw mu orange ma ne ko 100 000 déedéet gisaguma ko yow kañ su neexee nga ne jërëjëf sëñ bi jël sa li nga am ne ay sëriñ bi lim ma ñaanal nañ leen yeewu nañ leen gëm li ñu war a gëm loolu si la bokk fi lañ ko fekk waaye il faut que ñu xàjjale ñaar suñu relation sëriñ ak suñu relation suñu dëkk du kenn moo ñuy xeexal loolu du kenn mooy ñëw di ñu lijjanti suñu problème courant bu cher bi ñoom duñ ko yëg gouvernement yëgu ko sëriñ yëguñu ko dund bu cher bi gouvernement yëgu ko sëriñ yëgu ko hôpital yi nga feebar da ngay dee ay mortière la maanaam yegg dee lañ tudd sëriñ bi du ko yëg gouvernement bi du ko yëg kon ñun ñi nga xam ñooy population lambda di souffrir nañ leen xoolaat suñu bopp nañ xool bu baax digal li ñuy jox ndax dafa am rapport ak suñu dund wala day résoudre leen suñu dund wala déet il faut que nous prenions nos responsabilités il faut que ñu xam ne dëkk bi dafa am yoo xam ne tey foog ñu remettre en cause ba pare segg ko ba xool ni ñu koy kiiyee parce que tey naa leen wax leen ñu ngi dem ci élection locale dinañ def ay maguy Touba ba pare suñu waree génn parce que li ñuy xalaat mooy mun nañ fi defee parce que population Touba du Pikine population du génn parce que dañ leen jox ndigal boo xam dañ la nen noonu lay demee incha allah te nañ dem di ngeen ni waxoon naa leen wallaahi noonu lay demee. Macky soo xoolee discours am maanaam campagne de séduction la nekkoon maanaam xam na ni mënutul am waa Touba waaye wax dëgg yàlla ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa ñu leen di jox suñu bopp ñooñu mun nañ ko jàppale si li mu xam daf ko bëgg a def te loolooy dëgg léegi nag gars yi nañ xalaataat si li ma wax ñu xam ban posture la ñuy jël beneen yoon. parce que nag li may wax nii c'est du factuel maanaam c'est des faits yoo xam ne dañ ciy teg sa loxo dañoo tere dara c'était valable pour ñëpp benn parti bi def ko parce que nguur lañ ñun ñu toog di xool nu tëddi nu avec des yeux hagards. J'ai mal pour mon pays lu leer laa leen wax j'ai mal pour mon pays. Des fois tu te désoles même de faire un combat mais xam nga lu ko def c'est légitime kay bu ñu nangu yenn yi bu ñu ko nangooti nañu dissocier suñu relation ak suñuy kilifa sëriñ di leen ñaanal ñu yàgg fi mais buñ ko defar rapport ak li ñu war a dund ak li ñu war a xeex Sénégal maanaam lii nii def naa lii dama nii nga xool meeting boo xam ni mais c'était triste si biir dëkku mel bi Touba te xalif tere ko te mu def ko te lenn du ko si fekk Macky Sall fi may daanelee mooy gars yi wax nañ ma am na activiste bu jël di saaga ndey waa Pastef loolu moom am na lu ma ciy wax
li ma ciy wax rek mooy seetaan leen sama vidéo ultérieure j'avais dit defoon naa benn vidéo ci loolu te du ma ci waxaat parce que on avance quoi nit ku nekk moom boppam peut-être nit ku nekk état bi ñuy toll bay saaga dafay mënul contrôler boppam li ci topp nag mooy on va pas s'attarder à parler de activiste bu saaga wala déet loolu du ma ci wax te du ma ci waxati gars yi ñuy ziar ñëpp di bëggee ñëpp.